téléspectateur yu ITV di leen nuyu di leen ziar am mbégte dellu si fii tey jii ñu am mbégte dalal Omar Ba nekk délégué personnel bu Sen'Eau naka noonu moom mooy porte-parole bu intersyndical boobule ndax ñoom tey jii ak suba dañuy amal grève bu ñuy wax 48 heures naka noonu am na marche bu ñuy waaj a amal ci ajuma ji tey si suba rek amoon nañ assemblée générale bi nga xamante ni dañ ñëwoon di tamit ñëwaat bu baax a baax seen revendication yi nga xamante ni boobu ba léegi dañ saafara wuñ ko te ñoom dañ jàpp ni dafa jot ñu saafara ko Omar Ba maa ngi lay dalal jàmm ci plateau Kennu Askan Wi fii si ITV. jërëjëf El Hadji Malick maa ngi lay sant di la gërëm ci invitation bi. di nuyu askan bi ñuy seetaan teg si tamit téléspectateur yu ITV. teg si tamit liggéeykatu Sen'Eau yi nga xam ne jamono yi ñu ngi jàkkaarloog seen télé di ñu seetaan. très bien mbokk téléspectateurs yi ngeen ñuy suivre en direct si ITV canal plus 217 TNT 15 ETEL7 ak TV d'Orange alors Omar Ba tey da ngeen xëyoon amal assemblée générale loolu sax daan si ñëw léegi nii balaa yàgg mais jamono ji da ngeen nekk en mouvement d'humeur da ngeen nekk en grève tey ak suba alors raison yi nga xamante ni moom moo tax yéen ak avertissement yi ngeen doon amal fan yi ak grève yi ngeen amaloon fan yële ngeen taxaw temm ngeen ni da ngeen di grève 48 heures te suñu deful nànk mbir mi mën na am ba àgg si grève illimitée. waa kañ comme ni nga waxee exactement noonu la demee. ndaxte ay semaine a ngi nii liggéeykatu Sen'Eau ñu ngi ci ay ñaxtu yu bare bari di yëngu ak a yëngal ak a yëglu waaye booba léegi saafara amu ci. ginnaaw bi ñu demee grève daanaka lu mat ñaari semaine ñu toog liggéeyuñ ko. depuis le 25 juillet ba le 10 août daanaka ñu ngi ci woon ci grève bu méttee métti. ba xaw a paralyser lu bari ci liggéey bi. sénégalais yépp yëg ñu ci grève boobu bi nga xam ne sumb nañ ko waaye booba léegi. amoo leen daal satisfaction ci seen ay revendication alors jamono ji ma eggali. oui. ginnaaw bi ñu defee ñaari semaine grève. oui. ay médiateur dañu ñëw dox ci tànk jàmm ñi nga xam ne ñu ngi ci biir entreprise bi ay kilifa ak tamit ñi nekk ci biti ay kilifa ñëw wax ci dox ci ba ñu dakkal grève boobu. ñu mettre ko en stand-by pour mën a toog ci table bi waxtaan ak direction bi. waxtaan nañu lu mat une semaine maanaam daanaka lu mat ñeenti yoon daje nañ ci waxtaan bi. saa bu ñu toogee ñuy waxtaan ñu foog ne dinañ indi gindeeku ci ñaxtu yi liggéeykat yi di ñaxtu waaye ba léegi nii furaas zéro amul lenn li nga xam ne teg nañ ko ci table bi après lañ comprendre que ni direction bi li doonoon mébétam mooy ñu dakkal grève bi pour nax ñu ba casser mouvement bi te gannaaw loolu antuwul moo tax fan yi ñu sumbaat. très bien yëngu-yëngal yi nga gis. alors Omar Ba jamono ji da ngeen nekk ci grève lan la tekki exactement dara doxul Sen'Eau wala service minimum situation bi tey lan la exactement. waaw situation bi Sen'Eau may fàttali ni mu ngi démarrer activité am depuis janvier 2020. oui. wante boobu ba léegi dañoo gis ne tubaab yi seen bopp ñi nga xam ne ñooy jiite Sen'Eau maanaam groupe Suez. ni ñuy yoree entreprise bi dafa doy waar. ndax dañu ñëw fekk entreprise boo xam ne mu ngi ci jàmmam ci salaamam di def ay bénéfices yu am solo ay milliards. am une bonne santé financière ñu ñëw xeex compétir ba ñëw jël contrat d'affermage. te contrat d'affermage bi boo seetloo ñu ngi doon xëccoo ak SDE. oui di woon xëccoo ak Veolia te boo seetee sax SDE li mu proposé woon moo gën a néew li Suez proposé woon. très bien loolu yëpp daan ci ñëw. loolu yëpp malgré tout état bi jox leen ko. oui. yaakaar ne ñii buñ ñëwee dinañu teg lu leer. ba secteur bi mën a jëm kanam. très bien waaye bañ ñëwee ba léegi defuñu lenn loo xam ne day jëmale. daan ci ñëw ci kanam tuuti mais de façon pratique jamono ji da ngeen nekk en mouvement tekkiwul ni mais ndox am na. ndax sénégalais yu bëri suñu ne Sen'Eau dafa nekk day grève dañ naan jël leen seen ay dispositions. ndox du am mais quand même ndox am na grève yi nan la demee ak ndax clients yi ñoo ko sentir wala lan expliquer suñu mbokk téléspectateurs yi grève bi na amal tey ak suba yan secteur yan pàcc la soxal. waaw grève bi ñu bëri ñu ñuy interpeller naan ndox mu ngi am ba léegi tey yéen a ngi grève. ndax seen grève bi sax am na lu muy saf. loolu lu ma ciy tontu lu gàtt la. may fàttali ne liggéeykatu Sen'Eau ci biir sénégalais yi lañ bokk. te liggéeykatu Sen'Eau xeex client xeex sénégalais yi taxu koo jóg. xeex nguur gi tam taxu ñoo jóg. li ñu tax a jóg mooy xeex suñuy àq ak suñuy yelleef ba ñu mën ko respecter ci biir Sen'Eau. ba tax na objectif bi ñu amoon nekkul woon ngir couper robinet yi ngir
marloo askan bi xeex bi ñuy xeex ci biir la ngir entreprise bi ngir direction générale bi yëg ko maanaam lu jëm ci maintenance ñi doon def maintenance arrêté te seen loxo ñi doon saytu qualité ndox mi banque seen loxo releveur yi doon dem ci kër clients yi di relever compteur yi ñi def facturation bi entreprise bi toog na fi encaissé tul xaalisam ni mu ko doon encaissé ba yëg ko bu baax ci poosam. mais est-ce que grève bi am na impact ci biir am na impact. non mais grève bi dafa mel ni dara amul dafa mel ni grève amul muy Dakar muy ci région yi dafa mel ni fan yi nu seen oo doon doxee loolu la doxee tey. grève bi bañ ko. est-ce que du échec ci intersyndical bi échec ndaxte bu doon échec la direction bi yëgu ko du woote ay waxtaan parce que ñoom ci seen bopp ñoo woote wàllu woo ay médiateur ngir ñu ñëw dox ci ngir yëf yi mën a dakk parce que ñoom ci seen bopp li ñu doon encaissé ci xaalis xam nañ ne encaissé tu ko branchement yi doon tardé di dajaloo nga xam ne client bu doon fay lu mat ñetti semaines ñu ñëw indil la sa branchement gisatuñu kuy def branchement yooyu ñi nga xam ne ñoo waroon def factures yi dematul ñi nga xam ne ñoo yoroon maintenance équipement yi dajaloo. léegi ñoom dañu toog seen kër dañu toog seen kër. mais est-ce que mënul leen amal yooyu yëpp service minimum quand même. service bi mu ngi doon continuer en tout cas ndox mu ngi doon am te autorité bi ci jamono yooyu def na ay réquisition jël ay liggéeykat lu ëpp sax 25% du service du personnel essentiel. lu ëpp loolu jéggi nañ ko lépp rek ngir mën a indi liggéeykat yi ci seen bërëbu liggéeykaay ñu assurer service boobu moo tax service bi. li jëm ci man en tout cas joxe ndox mi clients yi boobu dakkul. alors sànq da nga ni li nga xamante ni mooy direction générale bi. da ngeen waxtaan lu mat semaine. mais est-ce que du mbir mi si yéen syndicalistes yi Omar Ba la taga tembe la mbir mi tagee tamit ndax gis nañ ni fekkee ni direction bi daf leen woo waxtaan mais dafa mel ni yéen da ngeen taxaw ci seen ay position ci seen ay revendication fas yéene woon dellu benn yoon di fas yéene woon tamit teggi seen tànk est-ce que jotul aussi ngeen xool ci point yi nga xamante ne point essentiel yi yu mënul ñàkk yooyu ngeen xool noo leen koy waxtaanee ak direction générale bi yeneen point yi tamit ngeen xaar ba jëmmi jamono. waaw boo seetloo direction bi ba yëf yi méttee ci booram dafa woote wàllu woote ay ndimbal. mu dem ba woote wàllu kon yéen aussi da ngeen waroon teggi seen tànk. teggi nañ suñu tànk moo tax grève bi ñu nekkoy woon ñu dakkal ko ñëw toog ci table bi waxtaan ak mais ba tey da ngeen nekkaat en grève. balaa boobu dañoo toog lu mat une semaine di waxtaan ak ñoom. ñu foog ne dañuy indil dara parce que ñoom ñoo woote waxtaan ñoom ñoo woote ne ñëw leen ñu waxtaan. ñu gindeeku crise bi ñu génn ci bañ ñëwee toog ñu ne ñu balaa dara xew. wax leen ñu seeni argument yuy wane ne yéen war nañ leen jox li ngeen di laaj ci augmentation de salaire ñu tegal leen ko ba mu leer ñoom ñu ñëw indi contre argument pour wane ne entreprise bi dafa bari charge li ñu yenu antanuñ ko daanaka temps yi ci ay perte lañ nekk maanaam daaw ak ren résultat entreprise bi ay perte la te ñun ñëpp xam nañ ne loolu ñoom ñoo ko sooke te loolu amul fu mu wéeru. mais lu tax nga ni amul fu mu wéeru ndax ñoom ba seen oo ñëwee ba léegi gisoon nañ déficit 4 milliards bi nga xamante ni. amoon na ci at bu njëkk bi loolu laa lay wax amul fu mu wéeru. parce que ñoom ñoo créé ay charges yoo xam ne da leen di profité ñoom waa groupe Suez maanaam. ay charges inutiles nga bëgg wax. ñu ci bari c'est inutile lu mën a ñàkk la. boo jëlee ay expatriés nga facturer ko juróom-ñaari expatriés lu mat ay milliards ci kaw seen oo. nga sëf ko. juróom-ñaari expatriés tubaab ñoom ñoo fa ne li ñuy coûter ci seen o at mu ne ëpp na ay milliards. non bul wax loolu yow tamit nag Omar Ba ay milliards. ay milliards lay coûter mais est-ce que juumoo ci chiffres yi. déedéet ndax soo mënee juróom-ñaari expatriés yi nga xamante ni at bu nekk dafay coûter ci suñu xaalis li nga xamante ni moo di ay milliards. mais dafa bari ay milliards la justement parce que kenn ku ne ci ñoom ñu ngi koy fay lu ëpp million par jour. par jour non mais Omar Ba loolu la ñuy fay groupe Suez pour ñu indi ñooñu ñu liggéey fii. contrat d'affermage par jour. te li ñuy facturer nombre de jours bu dee année bi. dafa mais li ngay wax nii est-ce que am nga ci ay preuves. yu leer a leer ndax aussi nga toog rek en tant que syndicaliste nga jiite intersyndical bu travailleurs yu seen o nga ni ñi nga xamante ni mooy juróom-ñaari expatriés yi lu ñuy coûter ay milliards. chaque jour ay millions ku ci nekk loolu est-ce que. ci lan nga basé wu da nga am preuve yi wala. ci biir contrat d'affermage bi dañoo négocier loolu ba ñuy dugg ci anam yooyu lañ leen joxe contrat d'affermage. mais dama ni est-ce que teg nga est-ce que am nga ci ay preuves. dañu am ay firnde yu leer du sax baax ñuy wax suñuy source parce que ay syndicalistes la ñu ngi ci biir entreprise bi xam nañ lu fi xew am nañ ay sources yoo xam ne pour protéger leen mënuñu ñëw exposer lépp ci kaw table bi
bu boobaa di nga soxlawaat ay information kon ku si nekk yow waxoo sax ay semaine wala. ay millions mois mais maanaam. millions bis bu nekk il coûte des milliards te bu dee at bi 365 jours la. Oui. il le facture à 418 jours si at bi. ah bon te jour bu ne ay millions la kenn ku ne si ñoom. boo mais ko lu tax xoolee at bi si at nekk mi 365 jours ñoom ñu ñoom bëgg loolu la ñu facturer négocier 418. ay 418 jours la ñuy facturer ci at par personne. Lu ci tax tubaab yi fa nekk loolu la ñu négocier ñoom ba nguur gi joxee leen contrat bi ci anam mais boobu. lu tax chiffre 418. 418 ñoom ñoo xam lu tax ñu fixé ko parce que liggéeykat sax boo seetee ci benn anam même bu dee at bi c'est 365 jours 12 Oui. mois am na entreprise yoo xam ne dañuy jot ay 13e mois. oui loolu yëpp mën nga compter ko ci nombre de jours ñëw dugal ko ci day ëpp 365 jours. mën na dem ba 400 et quelques jours mën nañ ko comprendre noonu. loolu yëpp ay milliards la coûté ci ndoddu Sen'Eau. yemuñu foofu oui li ñuy wax assistance technique maanaam ñuy jógee groupe Suez bitim réew di ñëw pour liggéey ci des tâches ponctuelles def fi 1 semaine 2 semaines wala 3 semaines delluwaat ñooñu il coûte plus d'1 million par jour bu ñu fi ñëwee loolu boo ko xoolee ci at mi ay milliards lay. mais peser loolu moo ci kaw xew Sen'Eau. loolu moo fa xew. sénégalais te yi c'est boobu la jamono sénégalais yi liggéeykatu Sen'Eau yi nga xamante ne ay doomu réew mi nañ ñoom seen situation demeewul noonu. demeewul noonu te ñoom ñooy da liggéey nga bëgg wax liggéey ni situation catastrophique la sénégalais yi nekk foofu. saa bu ñu dund. déclaré perte dafa fekk ñoom ñoo sëf entreprise yi lu mu antanul di ko ŋàcc di ko lekk di ko rawale muy profité groupe Suez li ma wax sànq ci expatriés yi juróom-ñaar yi li ñu leen di facturer ay milliards par at bokkul ak experts yi ñuy indi assistance technique. mais man loolu dafa bokkul ba léegi dafa ëlëm sama bopp quoi. moo tax foog ma leeralal la ko ay milliards la. si juróom-ñaari si lu leer, expatriés ba ay léegi daal milliards. loolu dama ko desee mën a comprendre. ay milliards la dama bañ a joxe chiffre exact bi pour compromettre samay sources. mais non ñun mais ñu ngi ci biir c'est-à-dire xam mën nañ nga lu fa mën nga xew. joxe chiffre exact doo Doy- compromettre sa source. gënul c'est important nga wax chiffre exact bi yaa ngi en direct si ITV. gënul joxe ay chiffres di ko étaler parce que si ni cuisine interne la mais li ma mën a wax mu leer mooy ay milliards lay coûter. mais léegi soo nee Beneen bi- ay milliards lay coûter c'est important nga jox ñu estimation nga ni à peu près même soo waxul sax chiffre exact bi nga ni nang x milliards la. waaw mën nañ ko xayma ci lu ëpp 4 milliards. lu ci at ëpp mi 4 milliards. waaw ci at mi yemul foofu ndax assistance lu technique. ëpp 4 milliards di dugg si poche. juróom-ñaari tubaab yi expatriés. ñu fi indi teg leen fi ñu doon ñu permanent ñu teg leen ci poste responsabilité yu gën a kawe ñooñu rek lu ñuy coûter entreprise bi ay milliards la groupe Suez lay profité moom mooy jël xaalis bi yóbbu. assistance technique bi tam ay milliards la saa su ne ñu fi indi ñoo xam ne chaque jour ñu ngi leen di facturer plus d'1 million ba pare ñu tëdd ci hôtel 5 étoiles ñu ñëw ne dañuy liggéey ay experts lañ te matuñu expert ñu fi fekk ñooy liggéey bi. mais yemuñu foofu. mais doguma la mais est-ce que mën nañ def link ak loolu ak tamit cheraayu facture yi. ma ñëw rek foofu dinaa ci yegg si. yemuñu lu tax foofu facture yi léegi dafa cher. loolu dinañ ci yegg par si. rapport ak at yi passé Loolu mais dañ day seen wane- Sen'Eau ba mu ñëwee mais quand même père de famille yi mère de famille yi sonn nañ ndax facture loolu yu cher. loolu ñëpp a ko constaté day wane keesu Sen'Eau xaalis baa ngi gën di dugg mu ngi gën di bëri facture yi mu ngi gën di bëri chiffre d'affaires bi mu ngi gën di yokk ëpp na 100 et quelques des fois milliards ñu jox par année. benn kër wala ko nga xamante ni benn entreprise loo xamante ni consommé wu ko sax. facture bi mu nekk dinañ ci facture yegg si bu loolu salé. yëpp loolu yëpp c'est une façon pour wane ni keesu Sen'Eau xaalis baa ngi gën di dugg mu ngi gën di bëri te pendant ce temps liggéeykat yi gisuñu ci seen bopp. dafa am benn groupe boo xamante du sax ni yow benn da nga groupe jàpp ni ñoom loolu dafa fekk ne chiffre d'affaires baa ngi gonflé mais chiffre d'affaires bi lu muy gonflé yépp entreprise yi taxaw na leen ne dafa perte te ndox maa ngi gën di bëri facture yaa ngi gën di cher client yaa ngi gën di fay. keesu Sen'Eau mu ngi gën di bëri xaalis ñoom ñu taxaw na leen ne dañoo perte boobu buñ ko saytoo ba ci biir ñoom ñoo ko créé. c'est une façon de diisal entreprise bi ci ay charges yoo xam ne groupe Suez lay profité yemuñu ci loolu. ci expatriés yi ak expertise technique bi. dañu indi ay matériel ñoom bañ ñëwee fii Sénégal depuis 2020 matériel boo xam ne ñoom ñoo ko moom. ñu dugal ko fi matériel boo xam ne amul benn njëriñ yokk seen stock yoo xam ne ñoom ñoo ñu koy jaay. sëf ko entreprise bi di ay milliards yu matériel bi amul njëriñ. matériel yi amul njëriñ su ma jëlee benn exemple mooy camion citerne yi ñu fi indi woon. léegi mu ngi ñu gaare ay occasion lañ indi. yoo xam ne ñoom ñoo ko moomoon mu nekk France ak beneen dëkk. ba sonn amul njëriñ ba sonn. ñu ñëw dugal ko fi jaay ko Sen'Eau teg ko fi te xam nañ ne amul benn njëriñ. boo demee ci site yu mel ni maintenance wala nga dem site yu mel ni direction bu nekk Thiès camion yaa ngi foofu garé di poussière kenn laalu leen. loolu yëpp c'est des façons de gonfler les charges pour leur compte
te liggéeykat yi duñ ci gis seen bopp. Oumar Ba délégué personnel bu Sen'Eau naka noonu moom mooy porte-parole bu intersyndical des travailleurs de Sen'Eau mooy tey suñ gan si émission Kennu Askan Wi. alors Oumar Ba seen combat bi ngeen sumb nii di xeex ñu woo leen si ay négociations ngeen di waxtaan mais teewul ngeen campé si seen position mais seen combat bi est-ce que raxul politique. ci ban fànn. ndax gis nañ ni ku si mel ni par exemple Guy Marius Sagna activiste nekk député tey si suba mu yoon seen assemblée générale. da ngeen ko convier. Guy Marius Sagna di ko saluer au passage. yéen a ko convier mu ñëw. mais lu tax ngeen invité ko. Guy Marius Sagna ku ko xam ne taxawaayam ci dëkk bi am na solo. mais lan moo tax yéen xeex bi mënoo leen ko xeex sans Guy Marius Sagna. yàgg nañ ko xeex da ngeen bëgg mbir mi dafa am benn lu si laxasu wàllum politique ngeen bëgg noo leen jàmbaarloowee ak nguur gi moo tax ngeen invité ko wala. demeewul loolu lay ñu noonu lool sax quand même. parce que dañoo nekk di xeex combat boo xam ne ni ñu ko sekkal dañoo am doole muy groupe Suez nga xam ne. France lañ jógee teg ci tamit dañu wéeru si suñu kaw nguur gi. après ngeen tourné amoo leen ko ngeen gis. Guy Marius Sagna ngeen di daal boo amee koo xam ne mën na la jàppale ngir sa kàddu egg fu mu àggul woon ngir xeex bi gën a mën a am doole si la bokk moo tax ñu invité ko xam ne nit ku dëggu la ku am engagement la si combat yu mel ni yàgg na ko xeex du tey boobu looloo tax ñun ñu woo ko si suñu combat ngir ñu jàppale ñu si te loolu gis nañ ci effet bu bénéfique. kon da ngeen ko woo rek mu ñëw. mu jàppale leen. après mu dem yoonam après mu dem sans intérêt. sans intérêt sans intérêt. tu confirmes. je confirme tey ñun ñoo ko invité pour mu ñëw. oui jàpp ci xeex bi te xam ne xeex bi nag xeexu sénégalais yi. amul benn intérêt ndax ndox mi ñun ñoo ko moom. amul benn intérêt yaa ngi confirmé loolu benn intérêt raxu ci parce que bañ koy woo sax pour mu ñëw boobu élection yi sax commencé gul. élection législative commencé gul mu ne ñu dina ñëw bis bu combat bi taxawee moom dina ñëw teew ci. te ginnaaw def nañu AG tey assemblée générale. oui looloo tax mu profité ci occasion bi ñëw. te ñu ngi ko siy sant di ko gërëm. te xam nañ ne amul benn intérêt bu si rax lu dul xeexal sénégalais yi xeexal askan bi. te yéen da ngeen jàpp ni liggéeykat bu am da ngeen jàpp ni su duggee si xeex bi seen problème dafay réglé wu. yàgg na si dugg commencé wu ko tey. waaw moom laa la wax. ndax da képp ngeen ku jàpp ni liggéeykat si am duggee problème yéen seen problème day réglé wu. day réglé wu ak du réglé wu yëpp dañ koy woo pour mu jàpp si xeex bi képp nga xam ne mën nga si jàpp rek ñun ñu ngi lay woo ba si émission bii may def ni xeetu jàpp si combat bi la pour sénégalais yi mën ñu dégg ngir li ñuy ñaxtu ñëpp gën ko mën a dégg ba mu sotti. loolu yëpp ci xeetu jàpp. mais lu tax ngeen di xataraayu boobu ba tey est-ce que mbir mi amul lu mu raxul politique raxul tamit leneen li nga xamante ni yéen a ko xam yéen a ko mën a wax boobu ba léegi ak négociation yi dem ba direction générale di woote wàllu ngir tamit vraiment ngeen teggi seen tànk yéen ngeen taxaw fu ngeen taxaw. waaw moo tax ma ni est-ce que amul leneen vraiment lu laxasu seen. xeex bi daal pour wax li amul lu ci laxasu liggéeykat yi ñoo nekk ci naaj bi. nekk ci àll bi. oui nekk ci ndox mi. di ci xuus di ci taq di liggéey ba lu ëpp 100 et quelques milliards di dugg ci keesu Sen'Eau en termes de chiffre d'affaires annuel. ba tax na ñu bëgg xaalis boobu di fi dugg yépp nañ ci gis seen bopp te boobu ba léegi gisuñu ci seen bopp. chaque jour saa bu ñu xëyee. ñuy gën di dellu ginnaaw. loolu moom lañ wax na dak sànq da nga ni. loolu amul benn combat politique bu ci rax bis bi liggéeykat yi sàkk bu ñu leen ko defalee suba kenn dootuñu. kon Omar Ba yow politico. man bokk ma ci benn parti politique man mii di wax ak yow à part li ma jotee ak politique mooy bis voté bu jotee ma jël sama carte dem voté ñëw toog mais ñu topp ci yow ñoom ñàkkuñ ci. bu leen neexee politique tamit ku mu neex politique ndax politique terewuñ ko kenn. mais bien sûr. mais si li ma xam man gisuma kenn ci ñoom koo xam ne bokk na ci benn parti politique. mais sànq da nga ni doo révéler sa source après nga ni ma pousse la ba ci mur bi nga wax ma à peu près ci wàllum estimation 4 milliards la. li nga xamante ni mooy expatriés yi juróom-ñaari expatriés yi di ñu coûter ci xaalisu CFA ci contribuable bu Sénégal contribuable sénégalais alors yooyu les sources ci biir Sen'Eau lañ nekk. waaw ñun ci Sen'Eau lañ nekk déjà. ñoom xanaa dañuy jege direction générale bi wala. ñëpp a ngi ci biir moo tax ñun ñi suñu bopp ñu ngi ci biir di liggéey xam nañ lu fa am détails yu bari xam nañ ko dañoo toog noppiwaale ak moom ba tax na 40%. augmentation de salaire bi ñuy laaj dafa am ñu nekk ci biir ñu leen di waxal dafa am ñu nekk ci biir ñoo bokk combat bi. oui mais koo gis mu grève ak ku grèvewul ku toog ci bureau di liggéey kenn ku nekk ci liggéeykat yi yaa ngi jàpp ci combat bi ci sa façon. moo tax mais ñi leen di informer duñu ay syndicalistes. non loolu moom mën nañ ci bañ a dugg. waaw non mais foog ñu dugg ci c'est important. mën nañu bañ a dugg ci révéler ay sources. amul solo li am solo mooy l'information. mais maanaam ñi lay wax information yooyu duñu ay syndicalistes. ay liggéeykat la.
syndicalistes itam bu ñu fàtte ne ay liggéeykat lañ si Oui. biir Sen'Eau ñuy liggéey suba ngoon guddeeg bëccëg man mii di wax ak yow bu grève bi paree nii damay toog sama bureau di liggéey parce que sama direction man mu ngi rattaché wu ak direction générale maa ngi ci biir donc lu bëri mën nañ ko xam te liéwul dara ak activité très bien syndicale. alors léegi dañuy ñëw en détail si seen ay revendications yi nga xamante ni moom moo tax yéen ngeen xataraayu tëdd si naaj bi amal grève 48 heures déjà muy tey ak suba te grève illimitée bi nga xamante ni sax yéen a ngi koy waajal loolu daañu si ñëw ci kanam tuuti alors revendication yi dañ koy faram-fàcce en détail jamono ji bu si gën a jàmp priorité yi lan la revendication bu nga xamante ni yéen xalaatoo leen dellu si ginnaaw te loolu foog direction générale satisfaire ko ngir mu ngeen mën a teggi seen tànk. waaw revendication yi nag dafa bari. Oui. waaye dafa am yoo xam ne ñooy priorité yi. Très bien. te priorité yi bañ toogee di waxtaan ak ñoom wax nañ leen lu leer nee nañ leen bi ci ndëkk mooy augmentation salaire bi maanaam salaire yi foog ñu yokk ko ndax méngootul ak jamono salaire yi dafa néew boo xam ne. ngir sax Sen'Eau mën a recruter yenn profil yi si biti day am problème. maanaam daal dund gi dafa cher. dund gi tamit cher na léegi lépp cher daal lépp a cher lépp. balaa lépp di cher sax salaire yi méngootuloon woon jamono ñun ba ñuy laaj suñuy augmentation yokkunte prix yi fu mu toll nii eggu fa woon maanaam corona bi ñëw yokk prix yi guerre Russie Ukraine ñëw prix yi gën a yokk balaa corona bi di ñëw sax ñun lañ commencé laaj augmentation salaire maanaam en 2018 ñu dëggaloon ko ci mémorandum bi boobu ñu ngi waajee joxe contrat d'affermage ñu def suñu mémorandum jox ko ministère de l'eau et de l'assainissement ngir mu jël ko en charge dugal ko ci contrat d'affermage bi ba képp koo xam ne day ñëw bu gagné contrat bi mu sóoraale ko ba joxe ko balaa sax muy démarrer loolu moo nekkoon objectifu mémorandum bi pour yokkute salaire bi ginnaaw bañ démarrer ministre bi ne loolu moom du ko def du yëfu état nañu bàyyi ba suñu njaatige ñëw kiy gagné contrat d'affermage bi bu toogee ñu waxtaan seeg moom ci loolu ñu ne leen d'accord kooku mu ñëw mu dajeeg coronavirus ñëw taxaw mu ne ñu muñal leen direction générale parce que corona bi taxaw na ñu ngi soog a ñëw xamaguñu fuñ jëm nañ dawal ba ci kanam ñu nañ ci waxtaan ñu ne leen d'accord li ngeen wax yenu na maanaam ñu dawal ñaari at gis ne ñii fas yéene wu ñu wax ci lu jëm ba corona bi jàll ñu ne leen saawaay li ngeen waxoon dellu si leen yéen a ñu waxoon ñu xaar nañ dund baa ngi gën di metti suñu salaire mu ngi jàll na suñu salaire mu ngi gën di néew am na ay cas ñu ngi gën di roñ liñ doon am sax ak tuut ñu ngi koy gën di roñ di ko wàññi ñu ne leen yéen taxaw leen ñun ñu ngi gën di liggéey kees bi di gën di bëri xaalis li ñuy am as tuut yéen a ngi koy gën di wàññi te tegaloo leen ñu dara taxaw leen ñëw leen ñu waxtaan ñu commencé waxtaan ñu gis ne nii naru ñoo def dara ñu yóbbu leen inspection du travail bañ leen yóbboo foofu tam ñooñu inspecteur du travail si boppam gis ne ñii fas yéene wuñ defal dara liggéeykat yi ñu signé PV de non conciliation wane ne ñii jiboowuñ si kaw loolu lañ déposé préavis de grève le 23 juin diggante 23 juin ak 23 juillet un mois de préavis ñoom ñu ngi toog di seetaan yëngatuwuñ ba ñu tàmmalee grève bi nag ba grève bi metti ci seen boor la ñu woote ndimbal ba toog ñu waxtaan dañu xaar ba yëf yi yëngatu ñu soog a woote waxtaan ci biir waxtaan boobu nag lañ gis ne ay naxee mbaay la parce que directrice générale bi ci boppam moom ñëwul teewee waxtaan yi daf ko délégué. mais peut-être dafa amoon empêchement aussi. du empêchement ndax ñàkk teew bi aussi peut-être aussi non bul wax loolu peut-être dafa amoon benn empêchement majeur moo tax teewul. nan nañ mën a imaginer directrice générale boo xam ne sa entreprise mu ngi yëngatu ñi ñaa ngi grève coow li bari ci dëkk bi ndax liggéeykatu Sen'Eau yi nekk ci mouvement mu ne leen fa ñukk jël avion am dem France toog foofu di vacances. non bul wax loolu. ba heure bii may wax ak yow mais xam naa dafa tombé rek peut-être mu ba am heure bii benn tombewul moo tax mu dem ay semaine mu ngi dem yoonam ba heure bii may wax ak yow dafa ñëw rencontrer suñu secrétaire général ne day indi apaisement day waxtaan ngir solution am ba diggée ni dinañ proposer dara te dina bàyyi directeur ressources humaines bi proposer ñu dara. moom mu jëlaat avion am dem yoonam. heure bii may wax ak yow dem na yoonam. alors léegi wàllum augmentation des salaires bi nga xamante ni yéen jamono ji daf leen soxal ndax ne ngeen jamono ji salaires yi ak tolluwaayu jamono méngootul. da ngeen indi benn pourcentage ci seen revendication yi ngeen ni augmentation yi dafa war a jóge ci X dem ba. ci Y wala. boo xoolee keesu entreprise bi. secteur ndox mi foog nga xam ni mu organisé woo ba pare pour xam lan mooy dugg ci xaalis ak bu duggee fu mu jëm. pour mën a comprendre lu tax ñun ñu laaj li ñu laaj. am na solo. liggéeykatu Sen'Eau. oui waaw quoi. ñoom ñooy liggéey bi. ñoom ñooy encaissé xaalis bi. Sen'Eau jël jox wàllam waa SONES. jox wàllam waa ONAS Sen'Eau jël wàllam
parce que le prix exploitant li ñuy wax prix exploitant bu Sen'Eau c'est 298,5 francs par mètre cube maanaam mètre cube bu mu jaay moo si moom 298,5 li ci des SONES moo koy jël redevance assainissement nga xam ne mu ngi ci biir facture sénégalais yépp ñu jël ko jox ko waa ONAS Office national de l'assainissement du Sénégal. léegi ba KMS 3 ñëwee nga xam ne ndox mi gën a bari lu mat 100 000 mètres cubes par jour mu ngi dugg ci réseau bi Sen'Eau di ko facturer xaalis bi gën a bari waa SONES lu ñu doon jot ci xaalis dafa gën a bari ba waa SONES léegi ñoom seen santé financière macha allah parce que xaalis bi ñu doon jot gën na bari bi leen Sen'Eau di versé. xanaa loolu moo tax sax am ñuy jógee Sen'Eau di dem. si la bokk di dem waa SONES ku ñu woo nga dem. ku ñu ñëw débauché la nga dem jëlee Sen'Eau liggéeykat jël yóbbu recruter seen santé financière maanaam dafa gën a baax. waa ONAS tamit noonu ndax mètre cube yi lu mu gën di bari facture yi di gën di cher ONAS tam wàllam di gën di bari. ñoom seen santé financière baax na. seen liggéeykat yi doo leen dégg ñuy ñaxtu. liggéeykatu ONAS doo leen dégg luy ñaxtu est-ce que posé wu nañ question boobu. parce que seen santé financière dafa baax te xaalis boobu ñoom ñëpp ñuy séddoo ak groupe Suez li ma wax sànq mu ngi koy lekk ci expatrié mi ci matériel bi muy jaay Sen'Eau ba ci logiciel yi muy jaay Sen'Eau ba ci assistance technique bi muy jaay Sen'Eau di rawale xaalis bi ay milliards francs muy dem xaalis boobu yëpp maanaam boo ko tënkee liggéeykatu Sen'Eau moo ko liggéey teg. manne financière boobu yëpp. yëpp lu ëpp 100 et quelques milliards par at liggéeykatu Sen'Eau mooy nekk ci naaj bi ci ndox mi. si àll bi ak si jéeri bi di ko liggéey di ko teg ñoom ñëpp di séddoo kenn ku nekk di si gis sa bopp ba si état bi mu ngi ciy gis boppam ndax prix exploitant bi dafa wàcc jamono bi fi SDE nekkee 300 et quelques francs la léegi Sen'Eau ñëw proposé 298 francs normalement bu ñu toppoon logique facture ndox dafa war a wàññeeku. mais justement état bi moo jël décision mais est-ce que du paradoxe seeraayu facture yi. ma ñëw seeraayu dafa facture gën a yi takkarnaase jamono ji ñaari mbir lañ ko mën a analyser. ginnaaw prix exploitant bi dafa gën a wàcc jóge ci 300 nangam wàcc ci 298. oui état bi dafa waroon profité ci loolu wàññi facture ndox yi. le prix au mètre cube. état bi ne non du ko wàññi ndax secteur bi dafa soxla xaalis day bàyyi xaalis bi muy générer. mu profité ci wàññi facture am moom administration bi muy chargé nga xam ne moom moo koy fay. profité xaalis bi ñu war a jox ONAS mu gën a bari xaalis bi ñu war a jox SONES mu gën a bari. ngir équilibrer financièrement secteur bi. te loolu état bi réussir na ko ndax secteur bi gën na am xaalis. pendant ce temps liggéeykatu Sen'Eau bi liggéey xaalis boobu yépp ñoom ñu ne ko yow taxawal na le bokkuloo non seulement ñu ne ko bokkuloo mais as tuut bi nga doon am dañ koy wàññi. as tuut bi nga doon am xanaa kañ gumba boo ko saraxul sax nga ne ko sa yelwaan bi ma bàyyil la ko nga romb dem sa yoon mais as tuut bi ñu am ñu koy wàññi. mais est-ce que ba pare tegaluñ ko dara. bu boobaa nag day ñu yërëm askan bi ci seeraayu facture seeraayu facture bi li ma ci mën a wax mooy jéggi na dayo parce que man ñu bari dañ may interpeller ñun ñii ñëpp. kenn ku ne xam nga facture yi yokk na yokk. mais le problème mooy lu ma la wax sànq am na si ñoo xamante ni seen facture. dafa ëpp. te jéggi na dayo te lu leen di facturer du lool nañu consommer. jéggi na dayo loolu moom dafa leer ku doon am facture 5000 yaa ngi retrouver wu ay 30000 te doo xam lu tax ku doon am facture 30000 boo xoolee nga gis 120000 wala 190000 nga ne qu'est-ce qui se passe. te boo woowee waa Sen'Eau ñu ne la xoolal ndax amoo fuite nga xool gis ne amoo benn fuite nga jaaxle taxaw te doo def lu may dem fay ko balaa ñuy ñëw di la couper amoo benn pexe te ñoom après forcément da ngay fay. amoo pexe boo ko deful ñu couper la amul demal ma ñëw. loolu nag ñun ñëpp a ko gisandoo. ñun ñii di liggéey ci biir sax xamuñu lu ko waral ba tax na état bi ba ministre bi demee assemblée nationale pour ñu voter ko budget ministre de l'eau et de l'assainissement. oui Serigne Mbaye Thiam. député yi dañ ko attaqué. song ko ci loolu wax ko askan bi mu ngi sonn mu ngi souffrir te loolu li leen ko teg nañ ko dindi parce que du yoon. ba tax na député yi loolu ñuy wax ministre bi ne d'accord dinañ def audit pour xool facture boobu lu tax mu yokk. boobu ba léegi ñu ngi toog di xaar résultat audit yi. ba léegi ngir gën a mën a xam lan moo tax gisaguñu résultat yi xamuñu sax fu audit bi toll. loolu ñun la ñuy xaar yéen a ngi xaar ay réponses jëm ci wàllum audit bi ak résultats yi. justement pour xam lan moo tax facture yi cher. te ñuy ñaan état bi mu gën a farlu ci audit boobu ngir gën ko baral. ba soulager clients yi nga xam ne ñu ngi souffrir ci situation bi. am na solo Omar Ba délégué personnel bu Sen'Eau naka noonu moom mooy porte-parole bu intersyndical des travailleurs de Sen'Eau moo nekk tey suñu gan ci émission Kennu Askan Wi nga ñuy suivre en direct ci ITV. Canal Plus 217 TNT 15 Eutelsat ak TV d'Orange alors
grève 48 heures soo leen si parewee da ngeen di def évaluation te yéen a ngi menacé amal li ñuy wax grève illimitée. boo seetloo tey suñu deuxième phase du plan d'action bi. mais la grève bi man daal sentir mu ko te loolu bëri na si askan bi. waaye mooy li ma wax ndox maa ngi am nit ñi ñu ngi doxi seen ay soxla. coupure taxu ñoo jóg soo ubbee robinet macha allah ndox maa ngi am. daf ñoo taxul jóg rek ndax xam nañ fu ñuy couper ndox xam nañ na ñuy couper ndox. bis buy coupé taxee jóg rek non loolu bu leen fa àgg nag te bëgguñu fa àgg. non mais quand même bu leen fa àgg quand même. àgguñu fa te ñaanuñu yàlla àgg fa. moo tax xeex bi ñuy xeex si biir lañ koy xeex. ndax yéen patriotisme bi ngeen di woote quand même patriotisme bi la ñuy jiital moo tax ma ni bu leen àgg si coupé ndox mi. justement parce que buñ ko coupé ñun ñi suñu bopp ñoo koy ndëkk yëg. voilà askan bi dina ko yëg mais ñun si askan bi lañ bokk. très bien te xeex bi ñuy xeex waa CNO la direction générale CNO la. xam nañ fu ñuy laal fu metti ba ñoom ñu yuuxu te askan bi du ko yëg. très bien foofu ñun la ñuy laal fu mu nekk nii. ba tax na altine bi di génnee nañ benn communiqué décrété 48 heures de grève maanaam ñaari fan. tey ak suba tey def nañ assemblée générale boo xam ne macha allah liggéeykat yi wuyu si nañ lu ko dalee Ziguinchor Tamba Kaolack Saint-Louis Thiès Louga Dakar fépp ñëw nañ fees fa del. kon daal da ngeen bàyyi woon seen liggéey ngeen dem. ñëw assemblée générale Guy Marius Sagna ñëw appuyé ñu ak. quelques collègues clients yi nekk foofu yéen ngeen bàyyi seen liggéey nekk si assemblée direction générale lañ ko defee. bu boobaa mais si boobu la jamono am na ay clients yu doon xaar. waaw grève moo mel noonu situation boo seetee suñu première phase seen ay demandes seen ay requêtes. justement oui grève bee mel noonu parce que boo seetee suñu première phase de grève bi sax am na agence yoo xam ne dañoo mujjee tëj parce que gisuñu kuy liggéey foofu loolu yëpp ci grève bi la ñaanuñu yàlla àgg foofu. mais ce sont des conséquences de la grève. oui ba tax na assemblée générale bi réussir nañ ko ak mobilisation bu rëy a rëy di ci sant encore liggéeykat yi ak ñëpp ñi nga xam ne ñëwoon nañ soutenir ñu teg ci tamit aljuma bi ñuy dëgmal dinañ def doxub ñaxtu boo xam ne c'est à 15 heures vendredi. justement lu ko dalee place de l'Obélisque ba rond-point centenaire BCEAO. bu ko defee ñu ci woo askan bi yépp ngir ñu ñëw jàppale liggéeykat yi te xam ne combat bi ñuy xeex tam li ñu nekk di xeex seen xeex la. mais lu tax ngeen di durcir le ton da ngeen di menacer di artu nguur gi nga xamante ni mooy semaine prochaine mu ngeen dem ba grève illimitée. moo tax ngeen jógee ci assemblée générale tey vendredi ngeen di def. lépp li nga xamante ni mooy marche. menace la waaye tam marche pacifique mais jotagoo leen ndax autorisé nañ lañ ko. wala autorité bi am na 4 jours pour. waaw mais yéen a ngi xaar ba léegi yéen a ngi xaar ba léegi te am nañ yaakaar bu wér ne puisque marche suñu constitution autorisé nañu ko te tojuñu. jaxasewuñu yëngaluñu marche pacifique la ñuy def war nañ ñu ko mën a accorder ni ñu koy accorder citoyens yi yépp ku laaj marche dans les règles loolu am nañ yaakaar bu wér ni préfet gouverneur yépp dinañu jàppandal loolu ba ñu mën a def suñu marche ci jàmm ak salaam. ginnaaw loolu may fàttali ni xeexuñoo nguur gi xeexuñoo ak askan bi suñu njaatige la ñuy xeexal groupe Suez mu yore CNO ngir ak yelleefu liggéeykat yi mu jox leen. da ngeen doyal ci Suez. doyal sax c'est trop dire waaye ni mu yoree lañ doyal gestion bi si lañ doyal ndax gestion bi teguñu ko fenn foo xam ne seen intérêt bopp la saa su ne ñuy déclarer déception da ngeen am déception bi dafa rëy parce que fi ñu ko doon xaaree ak fi mu daanoo dafa sori comme koy xaar ci avion mu wàcc ci sareet maanaam loolu lay ndirool parce que dañoo ñëw dige yu bari wax ay indi ay slogan yu bari l'excellence pour l'Afrique la référence pour le Sénégal yooyu yëpp. waaw mais quand même nag gis nañ ñoom seen taxawaay ci àdduna bi gis nañ seen taxawaay quand même peut-être fii Sénégal la affaire yi yéen amagoo leen satisfaction mais quand même loo ci mënti wax tamit gis nañ ni groupe bu am doole la. bu am doole waaye dooleem gisuñu ko clients yi wax nga sànq gisuñu seen bopp ci seen oo di doxe ñun liggéeykat yi gisuñu ci suñu bopp nguur gi ko indi sax mu ngi am ay jafe-jafe ak seen o. très bien excellence boobu fu mu nekk léegi. kenn gisu ko mais excellence boobu ñuy wootee jëm ci wàllum bi Suez nga xamante ni moom lay bàkkoo saa su nekk su weesoo tamit chéra yu factures yi qualité ndox bi laisse à désirer gis na ndox mi nu muy tëddee am na si ñoo xamante ni xalaatuñ ko naan suñ ko ubbee lépp li nga xamante ni moom moo di. lépp lu jëm ci wàllum déception découragement dañ ko siy gis loolu tamit mu nekk benn défi bi nga xamante ni seen eau daf ko war relever. may fàttale ne liggéey qualité eau facturation yépp sénégalais yi ñoo koy def ñoom ñoo ci nekk. ba tax na qualité waaw ñun ñoo fa nekk ñun ñoo koy liggéey. waaw mais ba tey mu mel ni mu mel. ba tax na qualité ndox mi dafa dañ koy saytu am na laboratoire bi fi ne di ko saytu ci biir seen eau yemuñu foofu waaye am na laboratoire bi nekk SONES waa SONES di ko saytu ak seen équipe
nguur gi tam avec ses certains démembrements ñu ngi koy saytu di xool ndax qualité bi baax na qualité bi norme OMS ñoo fixé qualité ndox nan la war a mel balaa nga koy jox nit mu koy consommer te qualité boobu ginnaaw résultat yi ñu jot si ay kayit yu leer wane na ne qualité bi baax na. si côté microbe bi nga gis ak si côté microbe yooyu temps yële ci wàllum réseaux sociaux yi ndox mi suñu xel yooyu ay incident la yooyu ay incident yu mais lu mën a ñàkk la lu mën a ñàkk day am ndax mën na am ay conséquences yu doy waar si wérgu yaramu nit ki. mën na am fuite am fenn mu dajeeg faak benn fosse ONAS bu am fuite ndox mi profité dugg foofu ñëw laal leen comme li amoon fii ci BRT bi liggéey BRT bi ci parcelle nga xam ne waa BRT bi ci seen liggéey ñoom ñoo toj benn fossu ONAS ba pare toj bu Sen'Eau ñaari ndox yi jaxasoo dugg mu dem yooyu yëpp day am c'est des incidents loolu la nit ñi di photo di dugal ci réseaux sociaux yi mais man mi sama bopp di wax ak yow ci ndox moomu laay naan sama njaboot ci lay naan bu baaxul woon man mii di ci liggéey maa ci ndox mi ngay naan ci laay naan ci laa naan ba ñëw taxaw nii ci laay naan tous les jours ci laay def samay besoin jënduma ndoxu bouteille ndox boobu laay naan ndoxu robinet bi su ma wóoroon ni am na lu ci baaxul man mi sama bopp maa koy ndëkk mais war na gën a mën a sell quand même. waaw war qualité nañ moom ko du gën a doy mën a saytu. justement qualité du doy saa su ne rek war nañ gën a mën a yokk performance yi ba qualité bi ñaxtu yépp yun sew-sew yi ñu siy dégg mu yem foofu. très bien loolu moom d'accord nañ ci. alors KMS 3 oui KMS 3 mu ngi fi mais teewul coow ndox ba léegi ci Sénégal ba kañ lay fàtte lépp lu jëm ci wàllum jafe-jafe jëm ci wàllum ndox. waaw population bi dafay màgg surtout fii ci Dakar moo tax investissement yoo mënti def rapidement besoin yi day ñëw couvrir ko. kon démographie bi ak urbanisation bi. mooy tax nga jàpp ni moo tax pour ngeen atteindre objectif yi du yomb. day jafe ndax nguur gi vitesse bi mu war a xaalis bi mu war a investir ak rythme bi mu ko war a investir pour rattraper ce gap dafa yéex loolu moo tax. su ne mën nañ def mise en service usine mu commencé indi ndox mais rapidement besoin yi day dem ba ëpp ko loolu moo xew fii ci Dakar moo xew Thiès moo xew Louga moo xew Saint-Louis mais saa su ne c'est des investissements yi nga xam ne nguur gi moo ko war a def du Sen'Eau nguur gi mooy tabax usine tabax forage teg yooyu ñëw jox caabi yi Sen'Eau ne ci acca exploité. très bien alors su weesoo direction générale bu Sen'Eau est-ce que jamono ji yéen a ngi xool des voies et moyens ngeen jéem a interpeller tutelle bi le ministre Serigne Mbaye Thiam ministre de l'eau et de l'assainissement. waaw le mardi 16 août. le mardi 16 plutôt. août bii ñu nekk. ministère bi recevoir na syndicat yi Sen'Eau yépp pour waxtaan li jëm ci mémorandum bi ak représentation conseil d'administration bu personnel bi. mais ñoom xam naa doguma la de jamono ji xam naa am na lu leen doy de ak débordement fleuve bu ñuy wax. jamono ji ak ci Gouloumbou ak ndaxu taw yi. booy xam naa ne daal temps yi daal inondation yi ci loolu la ñu gën a nekk. justement ginnaaw bu ñu recevoir syndicat yi nekk Sen'Eau yépp ngir waxtaan ci mbirum augmentation salaire beeg wala. mbirum représentation personnelle bi ci conseil d'administration bi ndax boobu ba léegi mënuñu siéger. ba léegi nii ministère li mu wax dafa leer dafa ne lépp lu jëm ci augmentation salaire maanaam li liggéeykat yi di ñaxtu loolu moom yoonu état nekku ci nañ dem waxtaan kook suñu njaatige bu direction générale bu Sen'Eau. li nga xam ne dafa jëm ci conseil d'administration bi état bi waroon génnee xaalis maanaam intérêt yi tegu woon ci li travailleurs yi fay pour jënd seen action nguur gi ne di ko fay. nguur gi ne dina ko fay muy ay millions état bi nee na dina ko fay waaye fay bi moo yéex te ginnaaw FONSIS nee na jotagul xaalis boobu ñun duñu mën a siéger ministère nee nañ dinañ liggéey ci loolu ngir nguur gi mën a joxe xaalis boobu ngir suñu représentant monsieur Rassoul Mbaye je le salue au passage mu mën a ñëw siéger représenter personnel bi ndax loolu mooy tax ñun personnel bi ci boppam bu ñu fa amee représentant mu mën a saytu gestion wu Sen'Eau pour xool li ñuy wax ñu ngi koy dépenser ñu xool ndax loolu moo am ndaxte lu bari ñu ngi koy wax te ñun mënuñu ko vérifier dañu naan dépenser nañ li charge yi dafa bari lii ak lii dafa bari perte nañ nangami milliards ci at bi at bale perte nañ nangami milliards. te amul benn kayit bu koy firndeel. ñun mënuñu ko gis tax amuñu représentant ci conseil d'administration mënuñu ci teg. ñaata représentant ngeen di demander. benn am nañ ko ba pare mais pour mu siéger mooy jafe-jafe bi. ndax ay procédures yu dul jeex loolu moo bloqué. buñ ko amee dinañ gën a mën a xam li Sen'Eau di wax lan moo ciy dëgg ak lu ci dul dëgg ak. orientation yi ñuy jël nga xam ne daanaka baaxul entreprise bi bu nekkee ci ay jafe-jafe orientation yooyu moo ko indi
ba tax na loolu suñu conseil d'administration bi représentant bi dina ko mën a gérer. ku ni orientation tamit wax lu jëm ci wàllum stratégie moo tax yéen syndicat autonome des travailleurs des eaux du Sénégal SATES ngeen taxaw temb ngir ñu faj seen ay revendications xoolaat tamit gestion wu Sen'Eau ak taxawaayu Sen'Eau alors grève illimitée lan moo ko mën a fànk jamono ji ngeen bañ fa àgg. waaw mooy suñuy revendication rek ñu. mais yéen da ngeen bëgg seen point yëpp ñu satisfaire ko. même bu ñu satisfaire ñu lépp mais Omar Ba nag yéen foog ngeen jéem a. mën nga am ku laaj seen 100 tànk li gën a yomb kañ am nga ku taxaw laaj 100. nga xam ne kii lu muy laaj am na fu mu ko teg. même boo mënul 100 nga ñëw ne ko xaaral ma jox la 2. ñu xam ne kii sax proposé na 2 jamono ji daar mais proposé wuñ dara mais da ngeen bëgg seen revendication yi ñu saafara que nii foofu nii lañ nii toll. ndaxte kat liggéeykat yi ñoom ñoo ko liggéey du lu ñuy ñaan du lu ñuy yelwaan du lu ñuy saraxu. yéen a ko ñàkk. liggéeykat yee ko ñàkk ñoo ne si naaj bi si suuf si si jéeri ji si ndox mi si àll bi liggéey lu ëpp 100 et quelques milliards at bu ne SONES di jël wàllam ba kontaan nguur gi jël wàllam ba kontaan. ONAS jël wàllam ba kontaan. Suez bi nga xam ne moo yore Sen'Eau moom 45% si action yi jël wàllam ba kontaan rawale ay milliards am liggéeykat bi liggéey loolu yépp nag ñu ne ko yow taxawal na le bokko taxawal si naaj bi. ci naaj bi yow bokko loolu nag yanuwul maana foog ñu waxante dëgg mënul continuer. Omar Ba maa lay gërëm baax di la sant lan ngay jeexalee. jërëjëf El Hadji Malick di la sant di la gërëm di sant ñëpp ñu ñuy seetaan di am mbégte di teew ci émission bi ba tax na lépp luñ ci wax rek ñu am yaakaar ne ñi ko war a dégg nañ ko te saafara bi ci war dinañ ko indi ngir xeex bi gaaw a dakk ñëpp dellu ci seen jàmm. maa lay gërëm baax di la sant mu nekkoon Omar Ba nekk délégué personnel bu Sen'Eau naka noonu porte-parole bu intersyndical des travailleurs de Sen'Eau naka noonu aussi SATES di syndicat autonome des travailleurs des eaux du Sénégal mu nekkoon tey suñ gan si émission Kennu Askan Wi mbokk téléspectateurs yéen tamit amul seen fay ñu leen di gërëm baax di leen sant Ramatoulaye Sall Diop ak Fassal Diagne ñoo nekkoon ci réalisation bi ci son bi Iba Mar Sène ci caméra yi Moussa Dia ak Cheikh Ahmed Tidiane Diouf jaa ngeen jëf